encore une fois di wax ne li ma jote fekk ci waxtaan bi rek tënk na sax li nga xamante ni moom lañ ñu ne pour ñu partager ak mbokku taalibe yi muy politique ak éthique. li sëriñ bi mujjee daaneele lépp moom mooy thème bi moom waxtaane na ko li tax xam naa rek mu nekk loo xamante ni war nañ ko waxtaanee buñ demee ba 2019 ñu ne dañuy waxtaan ci politique ak éthique bàyyi ba weeru koor ci biir weeru koor ñu woote ñu ne dañuy waxtaan tamit ci politique ak éthique mooy am na loo xamante ni jàpp yëg nañ ne moo ngi rëcc suñu loxo te loolu ñaar yi ci gën a fés mooy ngor ak diine dafa mel ni ngor ak diine àndatul léegi ak benn type d'engagement boo mën di am rek daanaka dootoo ko ci boole mooy li may wax démb am ku ma ci waxtaanal ma ne ko léegi ku jóg di def ngir yàlla sax dañuy foog ne am na loo ci laxas ndax désintéressement amatul ndax léegi jàpp nañ ne ku yëngu rek am na lu tax lu dul jëmmi suñu borom subhanahu wa taala li tax nag mooy dafa am ay spécialité yoo xamante ni ki nga xamante ni tey moom lépp lu ñu am moom lañ koy sante muy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul dafa am sëñ Bachirou dafa wax ci Minanu Baaxil Khadim ne spécialité am moo doon wëlbati jublu fii ñu toll nag dañoo toll ci wëlbati jublu doomu aadama yi ngir ñu xam li nga xamante ni ko Serigne Saliou Mbacké doon wax moo leen fi indi te bàyyi leen fi te loolu benn objectif rek ngay mën a am bu fekkee ne jël nañ murit au sens étymologique du terme maanaam baat bi fa nga xam foofu la sosoo mooy leeral bu am solo bi ma dégg sëriñ bi di ko leeral léegi ci baatu taalibe nga xam boo gisee glissement sémantique léegi boo demee ba ci taliban yi sax baatu taalibe mooy glissement sémantique ba egg ci li ñuy wax taliban te du dara loo xamante ni mooy ki nga xam am na lu muy jóg di ko sàkku waaye bu fekkee fii ci tropicalisé te loolu mooy ndamu sëriñ Touba mooy ndam li mu am ci Occident ak Orient dafa am ndam ci Occident am ndam ci Orient ndax boo jëlee yeneen ramification yëpp da ngay gis ne dañu dem ba am foo xamante ni boo ko toppee am na fu mu lay yóbbu moom nag dafa dox tànk yu dëgër ci ngor ak diine ak sakku ngërëmal sunu borom subhaanahu wa taala ba yonent bi salaatu wa salaam Muhammad bi nga xamante ni képp kuy am dara ci sunu borom ci moom nga koy amee li sëñ Basiru Mbàkke Xelkom di wax ne boo jógee rek jëm ci yàlla ne yonent bi yitteelu ma di nga xam ne Muhammadu rasulillahi waaye bu fekkee ne da nga jóg rek ne yonent bi rek nga wuti amoo ci yàlla soxla di nga xam ne laa ilaha illallah mooy kenn du yàlla ku dul moom yàlla rek mooy yàlla loolu moo tax Sëriñ Tuubaa wax ne suñu borom moo ma tegtal yonent bi tegtal ma ko moom donc loolu mu dox bi mu dox ci ngor ak diine ak sakku ngërëmal suñu borom subhanahu wa taala tax mu dem ba am mbiru boppam accomplissement ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko yëfam waaye loolu mooy ndam bi mu am ci Orient waaye ndam bi mu am ci Occident mooy la mu waxoon ak tubaab ba ne ko jiitu ngeen ma ci jëmm yi ma jiitu leen ci xol yi mooy lim leen waxoon aussi ne leen maa hindakum yan fa du jàng naa ko mooy mënu leen a am pexe ba ma yittewoo dara ci yéen daal ni leen man yàlla suñu borom rek moo xam sama mbir moo amee sama mbir xam gi mu xam sama mbir it doy na wëlis ma koy sàkku dara ci moom loolu li may wax dafay duggaat ci politique ak éthique barki démb dama am waxtaan bu ma doon def ci fële ci centre ville ci benn waxtaan bu ñu amoon avec les jeunes yi nga xam dañuy yëngu ci wàllu politique ma ne leen dalal leen seen xel li ngeen war a am ci kaw suuf yépp suñ borom faggu na ko ba noppi wa ma min daabatin fil ard illa alallahi risquha li nga war a am ci wërsëg suñu borom faggu na ko ba pare may leen Cheikh Ahmadou Bamba nag jàngalewaat lu gën a am solo leneen loo xamante ni lu am solo la mooy an nafu wa durru min ar rahman mu ne leen njëriñ ak lor da ngay dugg politique da nga ànd ak engagement politique am koo àndal mais na la wóor ne njëriñ sa njëriñ ak sa lor nekkul ci loxoom kon bum la tax nga nekk nervi bum la tax nga saaga koo warul saaga bum la tax nga fàtt sa waxtu bum la tax li nga xamante ni moom nga war sa digganteeg sa bopp nga matal ko sa digganteeg sa morom nga matal ko sa digganteeg sa borom nga matal ko donc politique suñu ko waxee ci ni ngeen ko xamee yéen ñépp mooy nan la ñuy def rek ba société bi ba pénc mi jag nan la ñuy def ba kenn ku ci nekk fii du xool lan la ko caaroy defal waaye danaan man lan laa war a defal caaroy ba pénc mi jag éthique bi mooy yitte bi nga xamante ni dina ko am ci sàmmonte ak ngoram ak diineem du ma jëli définition éthique fenn ci tubaab yi ni ñu ko définiré fii rek laay yem ci ni ko gaa yi définiré
te lu ñuy jéggaani tey rek sunu gars yi définir nañ ko ba pare keroog laay wax ma ne ñu bari tey dañuy naw Nelson Mandela trop mu am mérite loolu nag ndax 20 fukki at ak juróom-ñaar lañ ko tëj kaso mu xeex bay bëgg a dee ci régime boo xamante ni apartheid la tuddoon ñu ne nit ku ñuul yi amu leen droit amu leen benn nga xamante ni boobu toll nañ ci Afrique du Sud am na bus yoo xamante ni wala place yoo xamante ni dañuy def Europeans only nga xamante ni ku dul nit ku xonq rek waroo dugg fii waroo toog fii waroo def nangam mu xeex ko bay bëgg a dee ñëw ci mandat bi mu ñëwee def jël pouvoir def 5 ans daal di démissionner bàyyi nguur gi ma ne leen ñun dañ koy yéem te xamuñu ne la révolution torodo bi ko Thierno Souleymane Baal defee daf ko def ba noppi ne man sax du ma exercer pouvoir daal ne Cheikh Abdoul Khadir Kane ñëwul nga exercer pouvoir bi loolu lan moo ko gën a màgg waaye ñun gis nga bu ñuy jël exemple rek te arab yi nee nañ ku gën a jege gën a yey kon kay ñii ñoo gën a yey ñii ñoo gën a jege ñii ñoo gën a yey donc bu dee ci wàllu politique ñoom jëfee nañ ko damay wax keroog am benn waay bu may ma ne li suñu borom wax ci yonent bi salaatu wa salaam laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ma ne ko tey jii noonu ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul donné aussi fondamentalement et à tout point de vue loolu moo tax lépp loo xamante ni yonent bi salaatu wa salaam defoon na ko Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul def na ko son implication ak le fait que mu exercer la plénitude de sa citoyenneté au sens propre du mot amul lenn loo xamante ni dinañ ko sikki sàkka gis ngeen implication am digganteem ak ni nga xam noonu la dimbalee li nga xam moom mooy régime bi fi nekkoon surtout ci wàllu xaalis bi ngir ñu bañ ko dévaluer ndax boobu baaxuloon ci li nga xamante ni moom mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo dëkke woon réew mi waaye gis ngeen jamono bu nekk amul rechigné wul ci tâcham ndax rupture boo xam ne indi na ko ci wàllu dunduñ tasawuf ndax tasawuf moom rupture fondamentale bi mu ci indi mooy lu ko jiitu gars yi bu ñu daan dund tasawuf dañ daan aajowoo génn biir nit ñi dem ci àll bi nekk fa loolu wane ay limites objectives am ni nga xam noonu la ko sëñ Sambay di appelé di fàttalee ci ki nga xamante ni moom mooy Balham ak ki nga xam moom mooy Bilsis suñu borom ñoom ñu wane ci seen limite moom tasawufam mooy da ngay ñëw intéressé wu sur la marche de la société loolu moo taxoon mu am projet de société daal ne moom nii la gis ne noonu la ñuy def ba vulnérabilité yi nga xamante ni am na ci couche de la société lu ci mel ni jigéen ak xale te ñaar yooyu réew moo xamante ni justice amu fa ñaar yooyu la ñuy gën a nërmeel loolu moo tax nga dégg sëñ Saliou Mbacké appelam bu am solo boobu mu defoon bi mu ñëwee nekk Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mu ne jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom li Serigne Touba daan def ci mag ñi bu ne li Serigne Touba daan def ci mag ñi da cee jublu rek ci ñi nga xamante ni ñoo fi jiitu woon ndaw ñi waaye ñooñu Serigne Touba daan tàggat ba mu leen daan tàggat ci fleur de l'âge la ñuy toll comme nii ndax yéen ñëpp a ngi fàttaliku bi muy yónni Mame Thierno Ibra Fati muy dem ci Merlin di jëflanteeg moom di waxanteeg moom boobu Mame Thierno Ibra Fati il était à la fleur de l'âge amaguloon 30 ans ci li nga xamante ni wala ci lay toll ci li nga xam loolu la histoire jàngale donc di wane rek ne exercer la plénitude de notre citoyenneté loolu du génn diine benn yoon politique mënul génn diine benn yoon waaye su fekkee ne dañu ne politique bii nii ñu koy pratiquer ci Sénégal bii nga xamante ne dañ la wax ne la jaayal sa ngor ak sa diine wax dëgg fa yàlla su boobaa nga bàyyil leen ko nag waaye quel est l'enjeu boo ko déggee mooy lan la ñuy perte ak lan la ñuy gagner ci waxtaane politique ak éthique ci weeru koor lenn rek moom mooy enjeu bi mooy dañoo bëgg waxaat ak xel yi waxaat ak xol yi ci wax leen ne mënul ñàkk ngeen impliqué wu dans la vie de votre société de votre communauté waaye mënul ñàkk it ngeen protéger seen diine ak seen ngor mu nekk dialectique bu xaw a doy waar surtout ci Sénégal nan ngay def ba sa yitte ndax loolu mooy fondé yoonu murit mooy himma rabbi asxaabaka bil himma mooy lan mooy itte ju màgg joo xamante ni nit ki dina ko am ci am ngërëmal suñu borom mooy niyatu mooy yéene ju màgg ngir am ngërëmal yàlla mooy iraadatu mooy namm ngërëmal yàlla nga boole ko azm muy dogu waaye nga am hadaf nag muy objectif boo xamante ni objectif bu leer la jóg dox ci tànk yu dëgër ànd ak woy ak dëddu ak dëddu gu mat sëkk te loolu lu am solo la ci définir ko ci lan mooy dëddu jamono yi ndax dégg naa bari na xale yoo xamante ni waaw dañuy tàmbali rek di jaalibatu fu ñu tollook yooyu ba rapport yi nga xamante ni war na seen diggante ak seen soxna dootuñu ko def
maanaam rapport humain yi nga xam war na seen digganteeg seen soxna dootuñu ko def mënatuñoo xam nan la ñuy téye seen papa ak seen yaay te diine ju la xañ rafetal sa digganteeg say wayjur perte nga la nga doon ci wët c'est fondamental wa qaddaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa bi waalidayni ihsaanan la ci suñu borom teg donc bala ngay nekk citoyen bu modèle ci biti mais foog nga am éthique ci biir kër gi tamit gestion la politique la kër gi tamit li sa bàyyi di xëy di daw suba ba ngoon jot politique la rek mooy politique pour nga lekk ba suur politique pour nga faju politique pour nga am un mieux-être ak benn bonheur boo xamante ni war nga ko am léegi soo réglé wul politique bi foofu mais soo génnee ci biti nan nga koy réglé ndax boo génnee ci biti li nga nàmp rek moom ngay toxamti ku xawma nu ko mag ñi di waxee donc li nga nàmp rek moom ngay génn ci biti donc ñu ci bari comportement bi ñuy am ci biti ci biir la gën a jéggee dayoo dañuy génn ci biti nag pour exploser parce que ci biir duy nañ ci ba fees dell donc loolu moo tax fokk ñu dellu ci xam-xam loolu moo tax fokk ñu dellu ñaar la l'islam xeex boo xamante ni daf leen déclarer guerre mooy réer ak ñàkk nanguwu ci benn loolu moo tax mu ne dem leen wuti xam-xam donte da ngeen dem ba Chine yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu tegaat ci ne sàkku xam-xam farata la ci yéen farata nag xam naa ci ni ko borom xam-xam yi di définir mooy loo xam boo ko deful am ay daan yu la ci fekk donc le savoir il anoblit loolu la Cheikh Anta Diop di wax dafa wax ne chercher du savoir dafa wax ne il faut ngeen wut xam-xam ba egg ci benn violence boo xamante ni di ngeen ko teg seen bopp parce que bu ngeen ko deful dinañ leen teg violence boo xam di ngeen xam ne wut xam-xam bi jaroon na ko te violence boobu mooy oppression morale oppression psychologique mooy li Cheikh Anta Diop di wax mooy aliénation parce que doo xam sa bopp te boo xamul sa bopp doo mën a maîtriser rapport bi ngay am ak keneen donc kii ñëw ne dafa bëgg nga ànd ak moom ci politique mais bu fekkee yow réere nga sa bopp kay mënoo xam rapport bi ngay entretenir ak moom donc xam sa bopp dafa am solo te hadiisul xudsi sax daf ñu ci engagé man xarafa nafsuhu xarafa rabbuhu bu ngeen xamee seen bopp sax xam seen borom kon xam sa bopp nag du looy jóg rek jëm ci xam naa ne du lu yomb donc loolu moo tax mu mat a def ay taxaw seetlu loolu moo tax thème bi am pertinence am parce que dañuy bëgg li tubaab yi di wax que man en tout cas tey je vais dormir moins bête bu fekkee ne am na ci loo xamante ni dimbali nañ la ci nga gën koo xam gën ci yeewu gën a sa jublu nga mën koo wëlbati donc rapport bi ngay entretenir ak kii ñëw di sàkku ak yow rapport bi ngay entretenir ak sa bopp d'abord rapport bi ngay entretenir ak sa morom rapport bi ngay entretenir ak sa borom rapport bi ngay entretenir ak sa nation sa communauté rapport bi ngay entretenir ak président de la république ak ministre ba ak député ba ak maire bi tant que xamoo sa bopp mënoo xam rapport bi ngay entretenir ak moom te bu dee réere nga sa bopp mooy commencé nga nag ci ñàkk éthique doo xam lan mooy éthique donc loolu nekk loo xamante ni lu am solo donc xam-xam bi fondamentalement mënta ñàkk beneen bi mooy ñàkk waaye ñàkk xam-xam sax ñàkk la du ñàkk bu ñu ko waxee léegi rek dañuy foog ne matériel la waaye ñàkk xam-xam ñàkk la ñàkk diine ñàkk la ñàkk ngor ñàkk la ñàkk donc ñàkk dafa bari ba ci ñàkk nag li nga xamante ni moom mooy koppar xaalis mooy li sëñ Moussa Ka di wax naan ñàkk sax dafa bon ci waaju baax kon nag waaju bon xam naa ne tabarkal la bu fekkee ne ñàkk baaxul ci waaju baax ku baaxul xawma fu mu jëm donc loolu moo tax l'islam xeex réer waaye l'islam xeex fondamentalement li nga xamante ni moom mooy ñàkk donc loolu moo tax tey jii ñëpp war a jël combat yooyu tamit xam ne seen combat la ndax combat yi woon démb mooy combat yi tey ba tey li sëñ Moussa Ka di wax naan ña noonu woon sax njool makka ñoo noonu tey jii njool mbàkke donc combat yi du changer xam naa comme ndogoo ngi waaj a jot jaañeen yeeg ñangeen ni moom xam naa fi mu ne dootuñu dégg dara donc man maa fauté man maay leen di jégalu bu baax ci temps bi li ñu préparé woon pour waxtaane ko sax mënuñu ko waxtaane xam naa ne rek dinañ amaat yeneen jotaay yoo xamante ni dinañu permettre nga xam du doon weeru koor comme ça jaañeen yeeg ñangeen yi ak gaayeen yi mën a concentré wu ñu ñëw jël thème boo xamante ni dinañ ci jël ay références d'ici et d'ailleurs gën ko mën a waxtaane waaye di leen gërëm di gërëm aussi sama benn jëwriñ boo xam dama ko fi fekk tey mooy sëñ Njaga Sekk waaw mooy koo xamante ni léppam Sëriñ Tuubaa la jàmbaare lool waaw ñuy ñaan suñu borom lépp lu mu ci bëgg rek yàlla suñu borom defal ko ci lu kawe njortam di jégalu bu baax thème bi xam naa ne épuisé wuñ ko waaye bu fekkee am naa message bu may bàyyi daal surtout ak ndaw ñi mag ñi sañu ma leen digal waaye ndaw ñi mooy nañu gën a góorgóorlu ci xam-xam waaye xam-xam yépp nag
waxuñu rek nga xam ni ngay jullee xam ni ngay woore daal di ci yem waaye nga xam-xam-xam yépp bu leen yemale seen bopp fenn ci wut xam-xam kuñ ne ci ku ci système éducatif Sénégal gëmloo tamit ne dàq nañ la école boobu ñu la dàq tekkiwul dara ndax nit ñi toll nañ tey ci am diplôme yu gën a kawe te ñoo gën a nulaar lu yàlla bind donc système boobu ñu leen gëmloo ne leen mooy bu baax bi bu leen ko gëm lu fa nekk dem leen xami ko waaye bu ñu leen gëmlee tey ne parce que dafa bëri ci banlieue bi décrochage scolaire dem leen ngeen jàngi leneen mën ngeen ko xam lu ñu xam ci français mën ngeen koo xam ci arabe ba pare gën ñu koo dàq ci français donc wuti leen xam-xam yépp xam leen lépp lu ngeen war a xam bu leen yemale seen bopp fenn donc di leen gërëm bu baax di leen sant di leen jégalu bu baax di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala xam naa ne ay question la yoo xamante ni xam na li may wax gars yi may leen man léegi su may waxtaanee politique damay xaw a souffrir énormément ndax éternel recommencement du temps moom moo tax bu ngeen xoolee 1960 ba tey dafa mel ni même combat yi rek combat politique rek maa ngi gis Nigéria jamono yi ñoo ngi nekk ci dialogue politique waaye dialogue politique bi ko président de la république bu Nigéria bëggee ñiy yëngu ci wàllu koom la njëkk a dajale waxtaan ak ñoom ñun suñu dialogue politique bi ngay dégg ni terme de référence yi entre ñiy dem ak ñiy ñëw ñiy dajeek ministre de l'intérieur yépp ndax gis ngeen ci kuy yëngu ci koom way politique yi rek ñoom ñoo ci nekk le mal du Sénégal c'est la politique politicienne te tant que éradiqué wuñu ko du ñu dem fenn c'est la triste réalité léegi rek balaa may génn maa ngi doon suivre élection yi xaw jamono bi Europe muy les européennes waaye débat bi yépp boo ko xoolee bi élection yi commencé ci campagne bi ba tey nga xam moo doon le jour du scrutin daanaka débat bi yépp économie la ñuy posé te ñoo ngi ci am liñ ci bëgg nag dama leen jox benn exemple tey ji une entreprise nationale au Sénégal su bëggee joxe benn entreprise bu France par exemple bu nekk Sénégal su bëggee joxe marché xam nga marché bi mu war a joxe pour am lu muy liggéeylu normalement entreprise sénégalaise yi waroon nañ ci am benn taxawaay waaye bu ñu demee ba gis ne entreprise sénégalaise yi postulé yépp am nañ critères yi pour jot ci marché bi dañ naan critère d'origine bu ñu nee critère d'origine rek mooy rey nañ la ba nga dee yow entreprise sénégalaise bi tu ne pourras plus accéder au marché parce que bu ñu nee critère d'origine mooy yow nee nañ la intrant yi nga war a am pour liggéey bi ñu la jox matériel bi yépp par exemple ñu ne la France nga ko war a jële mais entreprise boobu nan lay liggéey bi c'est pas possible donc encore une fois le débat bu dekkee dañu nekkaat 2019 ñu am débat sur la suppression ou non du poste de premier ministre mais jàmbaar mooy tardé nañ trop nag ñun ñi ciy waxi tardé nañ trop ndax heure bi waroon na fekk ñuy waxtaane leneen mooy ma ñëw am question boo xam dañ naan ñu expliquer ñu sunu taux de croissance expliquer ñu nan la ñuy def tey am nañ fi ay jeunes entrepreneurs nan la ñuy def ba gën a mën a gis seen bopp sur les marchés publics wala sëriñ bi organiser tey benn rencontre boo xam à Thiaroye boo xamante ni ce sera une formation sur les procédures des marchés publics mais bu fekkee ne loolu amul mooy retard bu mag la débat question bi dafay expliquer rek retard li tax nag man position bi ma ci am waa APR yëpp ne nañ opposant la moo tax waaye waaye opposition bi ma ci am mooy président de la république dafa bëgg waaye waa APR yi fi nekk tam ñu jéggal ma président seen waa ji su ma doom bàjjal la gars yi ne nañ xanaa sa doom bàjjal la ndax dama ko xaw a kii waaye dama ko yéene rek mu doxal moo tax li ko Idrissa Seck waxoon ne ko nag comme yow yaa jël aw fas def ko sa emblème mu parti foog ñu koy caw bu baax ndax mu gën a laab ndax mu gën a jaabal donc dañ koy caw rek donc li ma jàpp man te su ma xaqulaay taalaa rek laay wax mooy que ne am na yéene buur di bummi mooy li ko Bamba Ndiaye tudde woon Jimbori te tudde ko tey suba mu demaat ca moom ma ne ko waa Jimbori bi nga ko doon woowee nag mu ne loolu weesu na loolu bokkatul léegi waaye Jimbori boobu noonu dafay mel ni dafay li mu def nii daf koy dëggal ndax li ma ko meree man bokk na ci du man li ma ko meree li ma d'accordul ak moom mooy nga dem ci élection présidentielle campagne présidentielle wër Sénégal yëpp di def offre politique ñëpp di la déglu nga naan lii laa bëgg sur le point du point de vue institutionnel lii laa bëgg sur le point de vue économique lii laa bëgg du point de vue politique lii laa bëgg du point de vue social
mais kan moo dégg président Macky Sall ci biir campagne bi mu ne dina supprimer poste premier ministre amul fenn fu mu ko wax. dafa am loo xamante ni sunu Afrique moo xaw a sonal askan bi mooy politique yi dafa am triptyque bu désolant loolu laa leen di wooye un triptyque très désolant et macabre à la fois boo xamante ni moom la ñuy am ci seen jebessière ci seen gafaka mooy séduction élection trahison. bi campagne bi jubsee yéen ñi amatu leen woon jàmm Caaroy kenn amatul woon jàmm Caaroy ndax dugg beeg génn gi ñi ngeen gëjoon a gis ci ñi ngeen fal yépp gisaatoon ngeen leen di leen jot nag ñu sanal leen 8 di añandoog yéen di reerandoog yéen di ndekkeendoo ak yéen waaye est-ce que am na loo xam seetluwu leen ko bi ñuy ñëw ñoom ñëpp ñii dañoo yor ay caméra ñii dañoo yor ay photo ngir dañoo bëgg kër gu ñu dugg toog ne ñoo ngi def proximité ñu photo leen dugal ko ci Facebook bi ngir wan président wala premier ministre ne ko gis nga de ay jàmbaaru fakk tëdd lañ ñu jege askan wi lañ waaye ndax jege nañ leen ndax yéen a ngi faju ni ngeen ko bëggee ndax am na ku leen di jooyal bu dul campagne laa wax école bi seen école bi ngeen amee fii ndax am na ku leen koy jooyal ndax am na ku leen di jooyal seen titre foncier yi bëri na ngeen ay papa ak yaay yoo xamante ni seen xel dalul tey ndax fa ñu dëkk amaguñ titre foncier boo xam ñoo ko moomal seen bopp c'est un problème de la banlieue. su ma duggee bi oto bi di daw sànq bi may dugg see ci banlieue bi su ma duggee ci banlieue li may njëkk a constaté mooy l'absence de l'État absence de l'État loolu du parparloo du dara lu ñuy xool di ko gis la amul État daanaka problème yi ngeen di am na seen waajur yi ba ñu nekkee tout tànk am na problème yoo xamante ni ba seeni doom donn problème yi problème bi nekk fi ba tey dafa am lu benn boroom xam-xam tuddee la promesse républicaine bu fekkee ci république la ñu nekk la promesse républicaine mooy que ne chaque génération doit vivre mieux que la précédente mais tey xale yi fi nekk tey seen papa yi am na njàqare ndax dañoo gis ne seen papa yi sax dañuy toog naan leen jamono neexoon na mais kon catastrophe am na ñu échoué ndax li gën a taw féexe tey mooy bu ngeen jëlee Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul bi muy joxe bakkanam njabootam di tasaaroo mënul nekk ak njabootam mënul yar njabootam mënul nekk ak ñi mu gën a bëgg ci kaw suuf dëkk ba mu bëgg sax mënu faa dëkk muy Touba ndax résidence surveillée biñ ko téye woon ci njaari mais li mu bëggoon tey mooy ñun ñu am tawféex di dem ak a dikk dëkk ak suñu njaboot suñu noddee ñu dox ndànk dem ci jumaa ja waaye moom résidence surveillée lañu ko téye ba mu wuy ji boroomam. loolu mooy responsabilité de génération loolu la Mahatma Gandhi def loolu la Martin Luther King def loolu la ñeneen ñi def waaye yéen ñi nga xamante ni ñoo jóg tey ne dañooy joxe seen bakkan ngir ngeen gën a mucc ayib anañu tey ñii ña nga Fann Résidence ñii ña nga Sacré-Cœur foofu la ñuy am seen i appartement dëkkuñu sax ak yéen muy député muy maire donc la responsabilité sëriñ bi c'est nous donc loolu continuité lay nekk ci assemblée nationale donc poste premier ministre bi pour man li ma wax c'est une volonté d'omniprésence mooy da ngay dem ba jàpp fëgg sa din ni la waaj a waxoon ne ana rabbukumul ahla dafay dal sunu gaay yi nag da ngay dem ba yëg ne sax yow rek yaa fi nekk ndax ñoo ngi lay tijjil buntu bi di la ko tëjal gaay yi naan la doo nitu kese nga jàpp ne nit ak dara nga loolu moo tax taalibe rek moo am solo mooy li Cheikh Abdou Khadir Jeylaani te sëriñ bi fàttali ko léegi wax ne xool naa yoonu yàlla yépp tawaddox moo ci gën a gaaw mooy toroxlu ndax boo yëkkatoo gis nga la daggoon baatu Firawna dagg baatu gaa yooyu nga xam yëkkati woon nañ seen baat jaasi jooju ba muy dagg baat yi ba tey duggul ci mbar mi nag ku yëkkati sa bopp rek mu dagg ko xoolal ci Afrique ñi nga xam demoon nañ ba ne ay roi lañ ñëpp xoolal ni ñu mujjee xoolal Ben Ali xoolal Moubarak xoolal Bouteflika xoolal Omar El Bachir mburu moo ko daane mburu augmenté mburu rek moo tax yàlla kenn du moom am na ci koo xamante ni yoo la ko yónnee woon yoo mu dugg ci bakkan bi mu ne nañ dagg bopp bi defal ko ci bopp wurus ndax mënatul dëkk ak yoo bi moo tax yàlla rek mooy yàlla kenn du yàlla ku dul moom donc ñii yor tey ku leen di dimbali da nga leen dimbali rek ñu xam yàlla ragal yàlla su ko defee ñaar dinañ am doole te ñaar bu ñu amee doole rek dëkk bi jag mooy xale ak jigéen loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko sunu borom yónnee daf ko jaarale ci vulnérabilité yépp waaye dafa bëggoon mu xam ko
bés bu demee ba nga xamante ni li mat ci moom mat na ci moom bañ jox ko mu mën a corriger vulnérabilité yooyu fépp fu mu ko fekk corriger ko. loolu moo tax tamit ñun ñi nga xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci moom la ñuy dellu fépp fu ñu fekk vulnérabilité yooyu dañ ko war a xeex muy xale ak jigéen. daf ko jaarale ci vulnérabilité xale jaarale ko ci vulnérabilité jirim jaarale ko ci vulnérabilité ñàkk jaarale ko ci beneen vulnérabilité bi gën a métti mooy boole ko ak jigéen muy Sayyidatuna Hadija. te nii ñu koy jàngalee nii Hadija mel ni koo xam dafa xëy rek nekk benn jigéen bu am doole yor business am c'est faux fu métti la jaar ci biir Makka ba tey jii ñoo ngi doog a bàyyi jigéen ñi di dawal oto kon kay jigéen ma su fa am doole dañ leen daan suul bu ñu juddoo boo amaan doom bu jigéen da ngay am kersa da nga koy rusa yëgle Hadijatu di xeex ba nekk li mu nekk donc suñ borom boole yonent bi ci vulnérabilité yëpp donc tey jii Sénégal ñi fi gën a sonn 70% de la population tey amuñu juróom 35 ans fanweeri at ak juróom boo jëlee téeméer bu ne juróom-ñaar fukk yi amuñu fanweeri at ak juróom waa ñooñu nan lañ leen di def kenn ku ci nekk ci yéen ñaata nit la xam ñaata waxambaane la xam yoo xamante ni amuñu lu ñu yóbbu seen kër bu ngoon jotee ñaata waxambaane nga xam yoo xamante ni am nañu métier waaye métier ba du leen jural dara lu ñu lekk rek xanaa bu ñu wàccee lu ñu jënde fonde tëdd. L'État a failli. Donc supprimer poste premier ministre maintenir poste premier ministre waaw lu muy soppi ci suñu dund ñun entre nous quoi entre nous na am juróom fukki premier ministre na bañ a am premier ministre ça change quoi hein c'est un retournement de situation boo xamante ni pour man duñu beneen bi mooy assemblée nationale li ma wax léegi dafa jëm ci assemblée nationale keroog ci émission bi ma mujjee def dama leen wax ne leen sëñ Fallou Mbacké dafa daan wax ne kilifa bu ne war ngaa ëppale sa bopp sa njaboot am yitte seen xel jël la sëñ Fallou nee na nee na képp kuy kilifa war ngaa rus loolu saa bu nit ñi amee yitte rek seen xel jël la mais yéen tey ban soxla ngeen ni am seen xel dem ci assemblée nationale ndax kenn ci yéen jàpp na ne assemblée nationale bu Sénégal dina ko jooyal ay dina ko fompal ay ronkañam soo amee ngeen wax ma député yi ngeen am booba ba tey yéen a ngi am député nag lan la leen député yi jëriñ man de xaw ma ko honnêtement sama dëgg rek laay wax xaw ma ko ah donc li sëñ Muntaxa di wax yàlla na fi yàgg te wér dafay wax ne nag ku nekk xoolaat boppam nag ku ne xoolaat boppam yow miy joxe sa carte xoolaatal sa bopp yow mi ñuy ñëw sa yaay ngay nangu ñuy solal sa yaay benn tissu mu daw a daw bay bëgg a dee yow it xoolaatal sa bopp sama yaay jey sol loolu tamit na xoolaat boppam ndaw li nga xamante ni am na doole xamuñu nuñ koy def ñu solal ko t-shirt jox ko 2000 francs jox ko 5000 na xoolaat boppam gars yi solal nañ leen t-shirt ba pare élection yi jàll na ana ñu tey bu élection yi di ñëwaat ngeen leen di gisaat ñu ñëwaat ci imam yi nag gis nga ca Dalifor la fa xewoon xaw ma soosaat ah maa ngi tuub bu baax de tabarkalla donc na ku ne xoolaat boppam kenn ku ci nekk te li Serigne Touba waxoon ba muy dajeeg ba keroog ba ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam la mu waxante woon ak moom loolu du deñ ku bëgg a exercer sa responsabilité ci sa société da ngay am xidma waaye doo ci yem da ngay dund na ko Cheikh Ibra doon dunde mooy xidma mooy lan mooy effort individuel intense boo xamante da nga koy def mooy yow da ngay sonn lool ci sa bopp ngir mën dara waaye boo mënee ba pare benn yitte rek nga ci am mooy nan nga koy delloo waate askan bi loolu mooy xidma effort individuel intense pour au service exclusif de la communauté loolu mooy xidma loolu la Cheikh Ibra def boo demee ci Minanul Baaxil Xadim sëñ Bachir daf koy leeral lu bari ni nga xam noonu la doon dimbalee taalibe yi di leen dimbali di leen taxawu bi nga xam dem na ba Cheikh Ibra am na colon boo xamante ni ci Sénégal benn tubaab boo xam yéem na ko ba tudde ko doomam Cheikh Ibrahima Fall Carnot la tudd yaakaar naa yéem na Cheikh Ibra ba tuddee doom Cheikh Ibra ndax ci ay qualité humaine am loolu tamit dafay tax ñu xoolaat suñu bopp ku ne Baay Faal nga nan nga war a nekkee war ngaa bari xam-xam lool war ngaa yiw lool waaye yi askan wi war na laa yitteel lool fu ñuy yàqee duñ la fa fekkee waaye fu ñuy defaree yaa nga fa fu ñuy sacrifier woo rek yaa nga fa ngir nit ñi mën a am mucc ngir nit ñi mën a am tawféex loolu la Serigne Touba waxoon mag ña mu doon waxal keroog te yonent bi waxoon ko loolu la ñu waxaat ñun rabbi asxaabaka bil immati wala turabbihim bi darsi faqat yar leen ci itte ci seen borom waaye bu leen yar ci am njàng rek la wax nag
kon njàng rek doyul enseignement doyul éducation moo gën a wóor waaye yor sa njaboot rek mel ni ñu yor ay xar ak ay nag lekk ba suur naan ba màndi sëy ba doyal loolu du àdduna de li ñu fi indi te bàyyi ñu fi ruu la ruu ak xol ak xel sa ruu ak sa xel ak sa xol nan ngeen koy bàyyi xel ni ngeen di joxe seen jëmm yi ñuy lekk ba suur nan la ñuy joxee ruu gi tamit muy lekk ba suur gis nga noonu lañ ko doon joxee nii comme man Fall laa sant kon man du ma jaañee nii fi mu ne nii yëgatuma xiif bi ndax ruu gi lekk na ba suur ah jaañee ni moom xam naa bu ñu leen joxul léegi ñëw nangu micro bi donc di leen gërëm bu baax di leen sant jërë ngeen jëf